Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand mal. De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. L'or des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos de guitares électriques se feront plus lancinants. Les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains. Tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci. Ça c'est Youssou N'Dour. Bi Diakhaté mooy gan gi moom mooy porte-parole des victimes papa ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay soxna Ngoné. 2013 ba 2017 ñeenti at gannaaw lakk googee guddi kon ñaar fukki fan ak juróom ci weeru octobre la woon atum 2013 ñetti fan bâtiment ba dara desatu ca am ñu ca doon yëngu ngeen bokkoon ci ñeenti at gannaaw mbir mi fu dossier bi féete. waaw tey la am ñeenti at maanaam boo ko xaymaa muy 48 mois ñu xayma ko ci ay fan mu war a nekk 1462 jours yoo xam ne yu tar la yu metti la ci borom kër boobu ba léegi nag évolution amu fi ñëwoon naa fi daaw di jooy ren ñëwaat naa fi ak naqaru xol ak yaakaar ju tas ngir ñi ñuy administrer dañ ñoo yëgul parce que lu day ni catastrophe Sandaga lakk ñetti fan lu mat 944 chefs d'entreprise nekkoon fa te ku ci ne am na lu mat juróom-ñett wala fukki nit yu bootu sa ginnaaw kooku boo calculer c'est un chiffre énorme à ne pas négliger ñooñu boppi boobu ba léegi ñu sànni leen ci mbedd mi kenn waxul ci ñoom kenn deful ci ñoom te lakk googu ba muy am aussi lakk gu doy waar la parce que dafa tey xel parce que jamono boobu kenn nekkatul ci marché ba dañ ko tëjoon te biñ ko tëjee aussi dañ fa dugaloon ay policiers ñu koy sécuriser. fekk ñu bëggoon ngeen génn ci béréb ya. waaw dañ ñoo génn ca biti dugal fa ay policiers ñu koy sécuriser kon bu lakkee guddi lakk gi doy na waar ñun jàpp nañ ne loxo doomu aadama ma nga ca parce que ba muy lakk 3 foyers d'incendie lañ fa gis angle bu ne ma ngay lakk sapeur pompier yi bañ fa ñëwee parce que tey damay dugg ci détail bien sapeur pompier yi bañ fa ñëwee Lamine Gueye am na oto bu fa gaare Jori Émile Badiane am na oto bu fa gaare côté Ponty am na oto bu fa gaare te oto yooyu yëpp presque dañ doon def navette ñu ne ndox amul ci guddi gi ndox amul parce que lakku Sonacos métti woon na trop mais méttiwuloon ni lakku Sandaga di war a durer 3 jours kooku tey na xel. kon daal ci leeral xëy na mu ñu gënee sori ci kàddu yi dañ koo lakk ngir xëy na ngeen am la benn yoon. ci exactement dañ koo taal rek parce que dañ ñu fa bëggoon a jëlee. mais mënoon nañu communiquer waxtaan ak ñun rek parce que lépp loo gis ci àddina ci waxtaan lay mujj bu communication amee ñu waxtaan solution am. toujours àddina noonu lay doxee. mais pourtant autant ñoom dañu dégagé woon seen responsabilité xam le ni laalewuñu dara si ak lakk boobu mais enquête dina am enquête bi lan la wone. waaw mais xam nga responsabilité boo koy dégagé day fekk ñu ne la yow la wala dara sax mais yow dafa lakk nga woo ñu rek ne ñu du ma responsable te ñu qui s'excuse s'accuse ñun waxaguñu dara dañ ñëwoo rek ñu ñëw ñu ne ñu l'état n'est pas responsable ñun ñoom ñoo ñu génne dugal fa seeni policier préfet bi superviser lépp. ah bu lakkee kañ ñun dañuy jàpp ne ñoom ñoo ko lakk ñoo ko tëj jaay nu doole ñoo ko lakk kooku je signe et mën naa fournir toutes les preuves qu'il faut kooku amul lu ma ciy ragal. mais autant déglu nañ leen ci enquête bi yéen ñi nga xamante ni yéen fa amoon seen alal wala. enquête 4 ans résultat yi génnagul ba léegi ñun ba léegi ñu ngi xaar résultat enquête bi chaque année ñu bind ministre de l'intérieur di ko laaj
résultat enquête bi la ñuy xaar enquête bi ba léegi gisaguñu résultat yi xamaguñu nu mu demee xamaguñu ne xam nañ ne daal ay milliards yàqu na fa sunu alal yàqu na fa te état bi yëguñu parce que boobu ba léegi du interlocuteur du audience bu ñu mën a am ci président. kan ngeen contacter. amuñu benn interlocuteur sinon ay ministres conseillers la ñuy dajeel ak ay ministres yi nga xam ne ñoo fi nekk ku ci ne ci branche bi nga nekk bu ñu ñëwee ñu dalal ñu giifal ñu mais bu ñu paree foofu keroog la ñuy gëj a recevoir. ñun boobu ba léegi ci noonu la ñuy dox soo gisee mun def 4 ans nag dañuy ay nit yoo xam dañu responsable yaakaar ne ay responsable lañ ko séqal. mais ñoom bu ñu leen recevoir lan lañ leen jox lan la ñuy teg seen loxo quand même parce que 4 ans war na mën a am une certaine évolution. nee naa la information à ce jour ci affaire Sandaga ñun amuñu ko léeg-léeg ñu dégg rek maire Dakar wax ci rajo bi ne am naa nangam damay defar Sandaga waaye dafa am blocage ak dafa nangam mais ñun principaux concernés yi waxaguñu dara. loo xam ne lu ñu mën a dégg la ñu daal génne nañ ñu jël une partie yóbbu leen champ de course teg leen fa ñuy dee benn par benn 27 bi ma fi ñëw 25 la woon xaw ma 24 léegi ñu ngi ci 27 yoo xam ne dénombré nañ leen ne Sandaga lañ nekkoon di exercer te jóge nañ fa ñibbi nañ barsàq ñii naqaru xol moo leen yóbbu ñii xol bu jeexal leen yóbbu vie brisée désespoir lépp a ngi ci. mais góor gi est-ce que loolu du kii xëy na yàllaay jël bakkan. non yàllaay jël bakkan mais man bi ma fi ñëw daaw takku ma woon weer te maa ngi nii di takk weer léegi te je sais que stress permanent bi may dund moo ma ko yóbbee maa ngi jaabante hôpital te toog naa 17 ans naanuma comprimé piqûre lan moo ma ko yóbbee stress bi may dund parce que koo xam ne da nga bâtiroon sa bien-être defar sa assise toog di liggéey pendant 40 ans bay dimbale ay doomu aadama ñu jékki-jékki sa alal yëpp nga taxaw di ko xool muy lakk mu wóor la ne doomu aadama loxoom génnu ci mais boo ko mënul faj xam nga mënuñu ko faj parce que à 65 ans man du ma dem di xeex ci mbedd mi ensuite réew mi dafa am lu ma ci liggéeyoon man donc du ma dem di yàq ay bien de l'État du ma dem di taali pëna loolu duñ ko def damay yaakaar ne man responsable la attitude bi ma adopté pendant 4 ans ma adopté benn silence damay yaakaar ne ñi ma ko séqal aussi war nañu responsable xalaat ne fii ay nit a fi nekkoon jëlee nañ leen fii catastrophe am na fi mais nañ leen dimbali ñu repenser ni activité. mais bu benn responsable la amul enquête bi joxewul dara mën nañu xalaat ni ay waxu ndàmpaay moom kenn waxu ko jamono ji. ah man de jusqu'à la fin du monde ba keroog may sama bakkan bii di fi nekk danaa laaj li ma moom lii ma yàqule parce que maa ko liggéeyoon. état joxuma ko man maa ko liggéeyoon di ci tedd di ci teralaate kon bu ma demee ba nëgë ni bu ñu nee duñu responsable wala nangam ma ko indi nangamu duma ko mës a gëm ci àddina su ma ci mënul dara tamit ma bàyyi ko ci loxo yàlla rek te xam ne toujours dëggay mujj ci àddina loolu laa gëm man. mais site bi ñu leen yóbbu ngeen ni arrangé wu leen tey jii muy site de recasement boobu. site ba ñun bañ fa yegsee sax dañu ne xanaa fii cimetière la loolu la ñuy njëkk a wax. ndax wéetaayam ak xóotam benn kàmb la boo xam ne fa la fas ya daan dawe ñu dendale kook bâtiment boobu ñu doon wooyee 4C bi tiim autoroute bi te bañ ko defaree ba léegi amul kenn ku fa dugg xaalis bu ñu perdre foofu rek la far ñu tudde ko 3C mooy cimetière des champs de course ña fa nekk ñëpp bépp ñu toog fa ba léegi ñii am na ñu dee ñu suuli leen am na ñoo xam ne seen effort de reprise yëpp dafa seey parce que ngelaw moo fa nekk ak naaj ak bu tawee muy taa benn hangar rek lañ fa def ku daan évoluer ci magasin di fermer di cadenasser nga jox ko benn hangar ne ko kay toog fii daajal taabalu bant kuy soo ko commencé commerce moo koy def. léegi ci ñeen na fa doon yëngu concrètement tey jii bu fekkoon xëy na gars yi bëgg nañ ci indi solution ñaata ngeen fa ñàkk si alal. ci alal soo ko xaymaa de 3 milliards yi tegal na moom 3 milliards yi tegal na. parce que xam nga lakk bu amee say kayit yëpp lakk sa comptabilité lakk. yow yàlla may nañu sax commerçant moom toujours esprit dana jàpp ne jëndoon naa nangam de amoon naa stock nangam te boo xoolee tablier ya fa nekkoon tablier bu gën a tuuti mooy pour foute yi. table boo ci gis war na am 3 millions 500 ñun sunu magasins yi c'est des magasins qui font 60 à 75 millions au minimum boo ko duyee ba mu fees boo imaginel nga am ci ñaar wala ñett wala ñeent. mais gannaaw jàpp ngeen dañ leen a tooñee tout est-ce que jëloon ngeen avocat. jëluñu dara ci yoon tamit pour xëy na yoon yëpp la fi nekkal ñu jëm ko régler. jëluñu dara dañoo jàpp ne ñun ay taalibe lañu intercepté nañu suñuy kilifa wax ñu ne dal leen dinañ ko waxtaane dinañ ko nangam te comme taalibe su ko sëriñam waxee loolu lay def loolu la ñu def métti na trop nag mais da nga toll fa xam ne patience dafa am fu mu yem.
moo tax léeg-léeg tubaab bi ne patiente ba si yàgg mu ne la patience jusqu'à quand fi ñu toll nag jusqu'à quand boobu man ci laa toll man mi nga xam ne maa leen représenté ci patience jusqu'à quand boobu laa toll mooy léegi mesure radicale rek moo fi des bu fekkee ñoom yëguñu ñu mënuñu ñu faale on sera obligé def li ñëpp di def rek. muy lan mooy li ñëpp di def rek ñu ñëpp di def kay iltifada la ñuy def rek comme am ñu ay fital ñu gàddu ay xeer ak ay yet rek ñëw xeex ak ñoom. mais est-ce que loolu mooy solution bi sànq yéen a ngi koy wax xëy na ñenn ñaay mag lañ kàttan gi nekkatu fi wàcc ci mbedd mi fas yéene jaamaarloo ak takk der yi loolu est-ce que tey jii. waaw mais j'espère que duñ fa yegg parce que yaakaar naa ne ay responsable lañ ko séqal xanaa ñoom du ñu seetaan seen i papa ak seen i nijaay di ñëw di xeex ak ñoom ñuy fayu quand même lu ñu kii tamit ñun on est là depuis avant l'indépendance ñoom ils sont nés après l'indépendance je veux dire ñi ñuy administrer aujourd'hui tey ñi ci juddu après indépendance moo ci gën a bari defe naa ne ñoom xanaa dinañ réfléchir que kii suñuy nijaay ak suñuy papa lañu am nañ doom yoo xam ne ñoom a maase j'espère que bu ñu génnoon sax di manifester du ñu dóor ay lacrymogène ak yooyu parce que liñ ci avalé avant tey doy na sëkk. parce que nee naa avalé wóorul de dóor nañ ko fi ay mag mais ci wax wàllu wi est-ce que jéem ngeen a contacter waat autorités yi fi nekk xoolaat ak ñoom rapidement ministre de l'intérieur bu bees beeg yooyu pour jéem a indiwaat dossier bi quand même xëy na dara feeñ. 4 ans ngi nii ñuy wut audience ci président mënuñu ko am toujours dañuy buté ci ministres yi ak conseillers yi ministre bu bees bi. contacté guñ ko parce que dañ doon xaar mu installé wu ba pare ñu bind ko benn lettre demandé ko audience le mettre au courant de situation bi fi prédécesseur am bàyyi woon. en tout cas tout ce qui est autorité religieuse ak autorité administrative mbiru Sandaga moom amul ku mu ump xanaa ñàkk yëg moo fi nekk ensuite peut-être am na leneen lu ñu namm ci Sandaga moo tax bëgguñu ci wax parce que amul kenn koo ci ku lay recevoir. dañ ko bëgg récupérer parce que Sandaga fi ñu toll jongoma la boo xam ne toll na ci koo xam ne sur le plan géographique ak sur le plan financier li muy représenter c'est des milliards il n'est pas question que ñetti bawol ak ñeenti Pël Fuuta di fa nekk di emmerder nit ñi dañ leen di dégager affaire bi ñun noonu rek lañ ko jàngee pour ñun ñi opérateurs yu mag yépp seen bët ñu ngi ko teg Sandaga man mi bu ma amoon alal dinaa teg sama bët keneen noonu te pourtant université informelle la formé na fi ay cadres yu bari ay chefs d'entreprise yu bari jaar nañ Sandaga xale yi dañuy jóge université ñëw foofu di jàng marketing parce que jaaykatu informel li ñu mën te ñun ñooy jeexitalu économie réew mi. nga xëy na daal ku leen dàmpoon yëf yi moom xaw a tane. waaw dàmp bi moom ala kuleyalin. bu boobaa problème mu bët yeeg yooyu yëpp di ngeen ko. yëpp a jeex moom nee naa la ci table lay mujjee. bu ñu toogee ci table y a toujours une solution dañoo juum tooñ ñu suñu président. n'est-ce pas que moom mooy garant de la sécurité des personnes et des biens ñun dañoo juum tooñ ñu ñoom ñoo juum tooñ ñu mais il n'a qu'à réparer mooy lan ñu toog ci taabal ji ku ci ne li nga xam ne yaa ko ñaqoon liggéey ko kenn mayu la ko ñu estimer ko jox la ko après bu leen neexee seen marché ngeen ko jël ñoo ko jël su leen neexee mais ñun li ñu moom rek la ñuy réclamer. ma ngoog Papa Djibi Diakhaté lañ doon dalal porte-parole ñi nga xamante ni ñoom ñoo lakkle woon kon seen alal fële ca marché Sandaga kon marché boobu bâtiment central ba ñu lay gërëm ci teewaay bi yaakaar ni balaa heure bi déwén saafara incha allah dina am déwén ci waxtu yi dañu toogaat di waxaat même problème bi. man de tant que maa ngi noyyi man te am possibilité bi suñ ko réglé wul toujours dinaa ñëw di ko wax de bis bu ma deewee nag mbooyee boo ñu ñëw jaale si ma mais man du ma ko mos a noppee wax. li ma liggéey moom 63 ba léegi sama morom bi di foy di def lu nekk man ma nekk fa di ñafe pendant 50 ans kooku du ma ko mën a baal doomu aadama moom du ma ko mën a baal doomu aadama président 4 ans ngi nii ñu lay ñaan audience nangu woo ñu wuyu faale ñu nga woo ñu nga toog ak ñun nga waxtaan solution mën na am yéen a juum sa njaboot ñoo juum ci sa biir njaboot da ngay toog nga régler problème boobu ñun loolu la ñuy lancer comme appel j'espère que déwén bu ma fi ñëwee tamit du ma fi ñëwee naqar mais dama fi ñëw kontaan participer ci liggéey bi nga xam ne moom ngay liggéey te ñëpp d'accord nañ ne yoonu émergence la ñun dañ ci am luñ ci war a liggéey ñun. donc waruñu ñu laisser à rade ensuite ma rappeler leen ne que économie réew commerçant moo ko yore surtout commerçant marché parce que ñun ñooy jeexitalu lépp. baykat beeg nappkat beeg sàmmkat bi yépp seen produit marché lay jeexee n'est-ce pas importateur industriel bu defaree tant que marché lay mujj jeexee kon ñun ñooy le cœur ñun ñooy jeexitalu commerce ñu jeexitalu économie réew
loolu il faut président xam ko. yaakaar ne boobee appel Papa Djibi Diakhaté yëkkati porte-parole kon ñi lakkale ca marché Sandaga dana àgg ci nopp président ba ñu indi ci saafara di ko gërëm ci teewaay bi ak disponibilité bi jaajëfal ko bu wér di leen masaw ci loolee nga xamante ni moom la ñu dund tamit dem ba diwaan